yaayam ñaanal ko bu ma saan ngeen bu bay dem yaayam daan naan ko demal Gueye Ndioro Bassi doomu diw ak diw bu dee maa la jox sama ween wi nga namp ko ñaañati Gueye Gana yatoo fa mu daan dal lay dal demal Moustapha dem daan ñibbisiwaat sukk ñaari óomi yaa ji jox ndox mu naan macha allah. yaa ngi woon ci Papa Kane Thiaroye ci ñi nga xamante ni doon leen dóor ñu daanu lan la nga bëgg a wax Mbaye Gueye Papa Kane nga bëgg ñëw wala ci lan. waaw Mbaye Gueye Papa Kane am na combat yoo xam ni ñëwuma woon stade parce que boobu mi ngi ma fekk may sport la ñuy def ma koy def di préparer man tamit sama champion du Sénégal wala may man sama champion interclub parce que boobu j'étais trop pris ak li ñu naan fàtteem ak borom mais li ma la mën a wax daal doon na fi ñu bari ñu daanu daal waaw moom Papa Kane moom doon na fi ñu bari ñu daanu macha allah waaw doon na fi ñu bari ñu daanu waaw. Mbaye Gueye Double Less. Mbaye Gueye Double Less lan moo andi cool yi verdict ba la ñu xaar ba tey père loolu il faut mu leer tey nag. ñun ni Mbaye Gueye Double Less saako amul woon comme ni ko sama papa ji waxee toujours Alaaji Mansour Mbaye gis nga ba Moustapha Gueye di bëree ak maam Njëmba na stade feese lu raw loolu la stade Demba Diop feesee woon soose yi ngemb ko fulaadu yi ngemb ko lébu yi ngemb Moustapha Fass ngemb ngemb Mbaye Gueye ñu dar Mbaye Gueye Mbaye Gueye daal woon jaar ci suuf boo gisee Fass mbëri jaar ci bunt bariwul de ci kaw lan daan jaar xam nga li tax loolu dan daan wax naan mbër boo ko bëggee jàpp sa adversaire boo ko bëggee jàpp fa muy jaar ngay miine moo tax ñuy faral di boot mbër di ko jéggil bunt bi moo tax ñuy faral di jël mbër muy tëb ñu koy indil échelle muy tëb kooku aaru làmb la mais kooku ko fi génnee ki ko fi njëkk a def mooy Mbaye Gueye keroog ba mu jaaree ca kaw moom ci bopp nit ñi la daan jaar daaw ñu koon tegal échelle Moustapha dañ ko daan tegal échelle des fois mu wàcc mais Moustapha Mbaye Gueye da daan jaar ci bopp nit ñi ak soow mi da daan jaar sabadoo bi tëb commandant Mbaye Gueye tu sais que ancien militaire la xam nga loolu ci biir armée lañ ko xamale lépp da daan ñëw simi tëneem simi beereem def mbapat solaat tëneem dem commandant Mbaye Gueye gis ko xarañ ko na ko mën nga doon mbër te Mbaye Gueye doonoon na mbër avant sax muy takk ngemb doonoon na mbër avant muy dugg armée combat boobu ay garde fou lañ teg lii garde fou mooy lan barrière yi ñuy roof di ko roofante la ñu teg bi ñu bëree ba dem ca garde fou ya jël la am na mais kenn ñemewul joxe verdict mais jël la am na su ma waxee nag daan naan peut-être je tire la couverture ci beneen côté maas fa laa yem mais jël la amoon na Youssou Ndour daan ne verdict ba la ñuy xaar ba tey mën na ko dinañ ko yàgg a xaar jusqu'à l'extinction du soleil dinañ xaar verdict boobu te pourtant jël la amee y'avait chute xam nga lan la may fàttali sàqi Tyson ak Bombardier Sitor moo arbitré nee na y'avait chute mais Tyson dafa sàqi warul woon sàqi sportif du gaaw a gedd sportif du gaaw a mer te toogal parce que dañ ne l'arbitre est le maître du terrain sa voix est prépondérante incontestable même bu jël amee bu yëkkatee loxo kii sax jël la xooluñu réalité bi la dul réalité bi la ñuy xool parce que c'est le maître du terrain ñaata yoon ñun arbitre dafa juum arbitre dañ leen di jàpp moo tax bu ñu masaan di arbitrer grand combat du ñu xam ban arbitre mooy arbitrer grand combat dañ ko daan nëbb parce que bu ñu ko xamee rek caaf xam ñoom ni ñu amee cumikaay arbitre yi noonu la ñu amee cumikaay parce que dañuy ba ñu gëlëmal leen jël rek ne leen lii rek diw la rek dañuy gumba taxlu diw rek la ñuy gis ne moo daan te boobaa kooku daanu dañ ko daan mais jël amoon na ci ñaari côté yëpp li ma lay wax ni jël amoon na ci combat Double Less Mbaye Gueye jël amoon na ci combat Bombardier Tyson ñu ni verdict ba la ñuy xaar ba tey kee dafa sàqi mais Tyson bu toogoon dinañ ko wax
kan moo daan Mbaye Gueye nag ak Double Less garde fou yi xëy na ñoo mën a seede garde fou yi ñoo xam kan moo leen njëkk a daaneel garde fou yi moo xam ki leen njëkk a war ba tey ba sànq autant de questions de pose mais la réponse est toujours troublante. est-ce que verdict bi feeñu ci diggante Balla Gaye 2 bi nga xam si ni Double Less mooy waajuram ak Moustapha Gueye bi nga xam si ni Mbaye Gueye mooy magam. maanaam. comme dañ ko doon xaar tey dem nañ ba tey làmb dem ba Double Less am doom Mbaye Gueye rakkam ñëw ñu boole rakku Mbaye Gueye ak doomu Double Less ñu bëre doomu Double Less daan ko est-ce que kon verdict ba leerut benn yoon. waaw foofu leer na mais fee leerul fee bu ñu joxe fële. mais combat bi moo leeral combat moo wane ne kon comme verdict bi ngeen doon xaar dem nañ ba làmb boole waa ñaari sàmm. ñee ay seq lañu ñi ay cuuj lañu te seq du moromu cuuj. mais ñaari cuuj yi bi ñu bëree cuuj yi leeral nañ ko ni Cheikh Gueye moo daal Cheikh gi daal la cuujam daan rek. ah nee nañu cuuj day cof. waaw te bu cofee day beru. wante séq combat séq boo ko seetaanee am nga séq booy faral ku ci nekk am nga séq booy faral ñaari séq yi de ñun de bu ñu doon faral. est-ce que xam nga yéen père waa Fass yéen li ñu leen jëlee mooy pour daan leen ci làmb ji yombut kenn mu leen daan ci làmb ji pour daan leen ci ay daan ku leen di daan moom leen daan bu leer rek. waaw parce que ñoom foofu tegal sa baaraam foofu ma ñëw tontu la bañu naan Fodé fu mu bokkoon ci fulaadu ci soose yi la bokkoon ci fulaadu moom combat Fodé bu su la masaan daan du jóg sa kaw lan lay wax xaari li photo kookuy photo Saala Kase studio Jonn dem leen Saala Kase ngeen indi photographe fii ba timis duma ko wàcc ñu ne ko li tax mu ne olof dafa bari tappale su ma jógee léegi ñu ne daanuma ko xaari li photo rek waaw nagam ñoom ñoo wax loolu ñoom seen combat da daan leer waaw jël nay leer ñun jël bu tax suuf duñ ko nangu boo ma saan bëree mën sa adversaire da ngay yëg ci kawam man 4 épisodes sax nangoo ma ko 4 épisodes nangoo ma ko 4 épisodes fi nekk nii. 4 épisodes neexul day yàq làmb toujours mën na rëppatal jóg ñu naan omi laal na suuf ak laalu suuf ñu ni mu jóg taxaw ku nekk yëkkati sa loxo def ni gis nga ko maas ci làmb ak lu làmb nga da ngay ñëw làmb nay leer nañ ko dindi 4 appuis nañ ko dindi waa arals hey jéeli yow laay waxal jaxate Malick xale yi Modou Fall yéen laay waxal Baye Mañaay yow laay waxal Paté Sylla ñooñu macha Aliou Ba waaw makalu arels attention am na xale yoo xam ni ay xale yuy for puso lañu ay xale yoo xam ne ñun ARELS association des responsables école de lutte du Sénégal ñoo jiital xale yi tamit di ay xale yoo xam ne nag xale yu set loxo nag macha allah ay ñoo xam ni dañuy accompagner mag ñun dañ leen di accompagner rek. léegi waxtaan bi mbokk yi nga xam si yéen bàyyi xel SBT waxtaan bi dafa ruubee ndax père fi ne nii kenn mënu koo contrôler fi ne nii moom fi ne nii day jaar gauche ba gën a gauche la mu jaar droite mais waxtaan wi moo ni toll léegi père dañuy génn làmb démb ñëw ci làmb tey génération tey bii nii li ko tàmbalee si génération tey bi rek bu ñu ko waxee mooy tey li tàmbalee 1990 jëm 97 ba jàpp 2000 ba fi ñu toll nii ci làmb tey waaw. sax mën naa ne sax ci bee la côté boo ko doon seetee ci côté bee la gën a féetewoo sax ci ancien lañ gën a féetee boo gisee tey xale yi te ñu naan tey génération bi tey. génération 2000 dañuy wax génération 2000 bi. waaw 2000 2001 2003 2004 2005 2005 2006 ñoom Modou Lo génn Yékini tey yaakaar naa ni génération bi muy bëre kaddu gi fii bi muy jóge fële di bëre kaddu gi moo ko njëkk a may chance moom Yékini macha allah mais génération 2005 2006 kooku Balla Gaye la ak Modou Lo bi nan leen tey ñu ñëw ci Modou Lo parce que waa kër Taïba Ndiaye ngoog waa Grand Dakar ngoog ka nga dëkkal moom nga mën a xam. xale Grand Dakar. xale yi Grand Dakar bu mat sëkk la parce que baayam mooy Alaaji Góora Lo yal na ko yàlla xaare àjjana yërëm ko te jeexal yàggoon nag ci oto ku xam oto moo doon Góora Lo Ablaye Lo
Morlaay Lo Ndey Lo ñoo ñoo bokk ndey ak baay. kenn ki alkaati la woon daan yor benn Vespa muy Mor Lo. Góora Lo jur Modou Lo yoroon benn 203 buñ daan manuel di jëlee ay jën marché Gueule Tapée di ko indi marché Grand Dakar bu ma saan paan bu manuel bi demul dañ koy puus bu ñu ko puusee ba noppi mu may ñu lu ñu jëndee tàngal en 1966 65 66 boobu cinéma El Mansour foofu Taïba Grand Dakar da ngay génne rek jàkkaarloog indi cinéma El Mansour. Ndey Lo jur Anta ak Baye Sidi doon taalibi Serigne Afia yàlla na ko yàlla xaare àddina yërëm ko ci moom sëriñam rawante wuñu sax semaine ndax ngëm. Modou Lo yaayam waa Fandène la bi ñu ñëwee bokkuñu woon diine mook Aram Jonn ñoo fi doon suuf si fii liggéey doon daan seen doole ci samay nopp papaam jël ko tuubloo ko mu indaale benn doom bu ñëwee Ibou Diouf mooy taawam mook Modou Lo ñoo bokk benn ndey te bokkuñu baay. Ibou Diouf tol nu ko neex macha allah ba léegi moo yor écurie bi di magu Modou Lo. Modou Lo bi muy ñëw fii ci Pambay ci Rock Énergie ma nga fa fekk ñoom Xaadim Gajaga fekk fa ñoom Pambay buñ daan bëri mu naan Pambay naan booy bi nu mu bëggee làmb day bërën ñu gis ci moom qualité Pambay jël ko ñoom Lato xam nga Lato jaar na fu ne Lato jaar na ci Tyson Lato jaar nañ équipe nationale mu def gréco-romaine champion d'Afrique moom Lato bu bi ñu tasantee fii ma jël ko yóbbu ko sama équipe pour mu xoolal ma xale yi jaar na dóoraat jaar na ci Tyson jaar na ci Modou Lo ba léegi mi ngi teeree fee ci écurie Papa Sow bu bees bi kon un grand champion mu Lato gréco-romaine Moustapha def na gréco-romaine mais siiwu ci noonu Lato def na gréco-romaine mais am na ci ndam mais amu ci bayre noonu mais champion la moom Lato ñu ko woowee Alaaji Sagna deuxième national lañ fekkante maak moom waaw ak ñoom Ankling Jabong ñoom Lansana Koli ñoom Ousmane ñoom Diop Gueye ñoom Abdou Karim Seck Pape Malick Seck deuxième dan di judo quatrième dan di judo ñoom Khalifa Gueye macha allah mais Modou Lo génération yaakaar naa ne daf may fàttali général Moustapha Gueye dafa xool Modou Lo ne kii sama ndaw rek la may fàttali ni mu daan bëreek ni mu nekkoon danger pour poids lourd yi loolu la Modou Lo indaale ba tey ba sànq ba tout récemment nee na du ma neexum ñebbe kenn xale bu mu ci sóor waaw xale moo may dëkk mais maga may daan wax la de xale dina ko dëkk nag xale mais xale du daan Modou Lo am na nag bête noire làmba ci ku ci nekk da nga am bête noire ne kon Balla Gaye Eumeu Sène du doon bête noire ba léegi déggugul ci moom wiiw ba léegi déggugul ci moom wiiw kii dafa daan kii ñaari yoon kii daan kii ñaari yoon moo tax Modou Lo xarañ loo Modou Lo xam nga li ma neex ci moom mooy dafa gëm boppam Modou Lo entraînement mooy première gàllaaju mbër mooy entraînement te dafa gëm boppam dafa bëgg entraînement Balla nag yaakaar naa ne soxnaam tey di Buri Bàcc lii tey sama association la nekk dama yor association bu mag di jàppale jigéen ñi ci ay financement ci ay formation ma jël Buri Bàcc li mu nangul la Balla nangu loolu mu ñëw ci man ma def ko jël ko projet des financements et des chargés des financements et des projets mu nekk adjoint Mortala Fall
di nga xam ne c'est le chargé des recouvrements des crédits bancaires. kon ñun ay waajur lañ yoo xam ne xale yëpp tey même seen soxna même soxna baaboo ci man la nekk ci sama association la bokk sama association la bokk. kon xale yi tey làmb démb ak làmb tey maanaam bàkk amatul dañ daan def fi mu nekk ay chorégraphie rek fi nekk mais mën a bëre da nga daan woo champion mu yoroo la sa écurie te xale day am wéeruwaay Pambay Aliou John bu ñu yoree Modou Lo champion la war a doon waaw bu fa Khadim Gadiaga nekkee Pambay nekk fa Aliou John nekk fa te Aliou John boobu lato saaña fu mu ko gis day sukk jox ko ñaari loxo soog a jóg xam nga li tax parce que maître spirituel la woon comme li ma la waxoon un maître vous dit papa xale yi nañu am wéeruwaay xale yi nañu dem seet ancien gloire yi ancien lutteurs yi ñu ñëw di leen intégrer seen écurie di leen won les bonnes manières nga war a jàng ba noppi yar les bonnes manières de la vie moom nga war a jàng ba noppi maas bala ngaa mën a bëree da ngay yaru am wéeruwaay di déglu ay conseils moo tax Robert di Mohamed Ndiaye tey mu sauvé combat Bombardier ak Yékini fii laay taxaw dégg ndigal am wéeruwaay am kilifa moo tax mu daan Bombardier ba ko Robert ñëwee ne ko kaay mu sukk ñaari omi mu déy ko ne ko xëccoo place daanul mbër damal taxaw fi ma la taxawloo nga daan ko ñu ñibbi ñu ne wabi waalidayni ihsaana keroog ihsaan ñëpp a jóg ñoom Gaston nga fa woon ñëpp a jóg kenn mënu sauver làmb ji mu ñëw taxaw daan ko mu ne wëy sama ndey mu ne ko bàyyil sunu yaay ji defu la dara kon boog li may conseillé xale yi mooy nañu góorgóorlu xale yi nañu am wéeruwaay parce que xale day am wéeruwaay xale bu amul wéeruwaay da ngay neex ba maxti buñ la ba maxee nga daanu làmb nag ñun ñoo ko bëggal suñu bopp Alioune Sarr jaar na fi jàll na. li nga xam si ni moom la sunu papa Père Birahim Seck wax ci xale yi ci ni ñu war a toppee ñi nga xam si ñoom ñooy seen encadrement yi jox leen ci respecté leen bu baax a baax ndax damay wax chaque jour nit moom mënoo ko jiital ba pare di ko fakkatal te olof day wax ne ku la jiir su ne bu lëndëm moo la mën a wax fi nga taxawee muy lu am solo loo xam si ni refale na ko muy diggante Bombardier ak ki nga xam si moom mooy Yaxya Joob Yékini grand champion Bombardier ñoom ñaar ñëpp nekk ay grand champion nekk ay ndaanaan ci wàllu làmb keroog ban jàkkaarlooyee am xëccoo ci taxawaay sunu papa Mohamed Ndiaye Robert ñëw na ko taxaw fee mu taxaw fa wax dëgg yàlla gis nga li mu ci wax muy li nga xam si ni moom mooy jox cër ki nga xam ne moom mooy sa kilifa ndax am na xale yi doon mën nañ ne comme sëriñ bi wax na ne fii laay taxaw rek foofa la ñuy taxaw xëccoonte am ca waaye dégg ndigal dafa am solo léegi Père dégg na la sànq nga wax ki nga xam si ni moom mooy Modou Lo fi mu déparé est-ce que Père xam nga Ama Baldé Ama mën naa ne miinuma ko mais min naa bàyyam tuuti Falaye Baldé xam nga est-ce que xam nga moo booy doole xam nga luy booy doole jéeli waat xam nga luy booy doole maanaam lii nga sol ni booy doole lañ ko tuddee woon waaw mooy t-shirt moom la ñuy woowee booy doole Falaye moo tax ñu naan t-shirt Falaye moo tax ñu naan booy doole boo ko mësaan sol danaan ñàpp sa yaram génn say biceps génn say pectoraux génn lépp nga sol t-shirt loolooy t-shirt loolu la ñuy woowee booy doole ñu koy woowee booy doole parce que boo ko masaan sa doole yëpp day génn sa cër yëpp day génn Falaye bu masaan def nii dënnam mën nga jël sa loxo ci ginnaaw ga ca colonne vertébrale ba dugal sa loxo mu dugg boo ko xëccee du génn ndax lan ndax doole amoon na doole ko macha allah wante doomu mbër des na jàngi bëree ndax des na lay ñam ëllëg waaw li ci Falaye mi ngi ci Ama moo tax bu ma saan tuus ñëw fekk papa ji jëngal bopp bi ray bopp bi ay wax la doon xaar Ama màgg mu def relève bu demee ci Falaye mais du Pape du Jules Ama la Ama mooy Falaye ku xool démb ñi may wax ak lu làmb laay waxal de ku xool démb nga gis Ama Falaye ngay gis wallahi azim Ama nag
xale la am na doole wala mi ngi am si doole nee nañ garab ca kaw lay fekkante xeeb xal ci dagg baaxul sinon dina lakk sa daay yëpp dina lakk sa dagg yëpp te benn pepp xal lay doon Modou Lo xam na bu baax li koy xeer ñi naan il a du pain sur la planche moo tax mu ni du ma ñeexum ñebbe kenn du ma escalier kenn Modou Lo a pris ses devants gisoo état bi mu yor état de forme bi mu yor demul wuti doole ba noppi bu fi xam-xam bi nekkee ba noppi demul wuti doole parce que lay daan mbër d'accord xam-xam la mais doole ngi ci ñoom ñaar nag ay xale lañu combat bii di waaju ñëw yal nañu yàlla may ñu fekkee ko tetal ko mais tàkkusaan googu ñi war a yab ama yab ko déy ko ne ko defal ndànk xarañ ngay tasanteel xale bu mën bis ngay tasanteel xale boo xam ne génération am wan na leen ku ci nekk lu mu la mëne teg na la sa place yaa ci des nag te roi des arènes la te roi nguur dafa neex ba ku yebulaat politiciens yi ba ñuy wax ay 3e mandat 4e mandat 5e mandat tellement que dafa neex moo tax Modou Lo ne sama siis bii sama mbaxane bii sama yat bii ay bala ko xale di foqati ci man moo tax du yomb li xale yi naan du yomb li xale yi naan du ma maye dara amaane ko dama koy foqati di bër bëgg la mbëtt mi bëgg fii nga bëgg a toog foqati ko ci nit ci fauteuil bi moom laay foqati toog ko. te li ci gën a garaaw ci magam la ko jëlee. magam la ko jëlee magam la ko jëlee Pikine la ko jëlee di jëlewu ko Géejawaay jëlewu ko Fass Parcelles 100% la ñu wax ak Pikine derbi la maanaaw yasir alayha fi kulli maanin keroog dina mel ne ba ngóor jaaye mbaama te na nopp yi du ci dem mu ne ko boo jaayee mbaam mi nopp yi da ciy ànd kii ne ko déedéet nopp yi du dem xëccoo lay doon dina yóbbu nopp yi ca mbaam ma wala du yóbbu nopp yi dina leer tàkkusaan googu kay njëkk a ñëw ak kii mujjee ñëw yëpp benn la loolu la ñuy woowee randonnée on cherche pas qui est le premier venu et qui est le dernier venu déedéet xam nga lu ñuy seet kay ñibbeek ndam la ñuy seet waa Parcelles dina ne ndam li tàkkusaan googu roi bi fii lay ñëwaat kenn ñun tamit dañoo bëgg sunu roi bi ñëwaat fii Pikine 100% Pikine 100% Parcelles ay xale lañu nag mais nag su ma sañoon ñu am wéeri waay di déglu conseil combat bii du yomb parce que Modou Lo lenn stratégie combat bi Ama day attaqué Modou Lo day riposter te Modou Lo il frappe pas dans le vide te fu mu dóor buntu feeñ déggoo wax ji de Ama attaquant la day teg écran dox ci kaw booy bi ay bu doxee ci kaw booy bi te booy bi du bouger du dellu ginnaaw lan la fay fekk na moytu picc nga ca kaw mais xel maa ngi ci suuf day xool ci suuf mais fu mu dóor dafa la war a dóor il frappe pas dans le vide Modou Lo mu sóor gu mu gis coup perdu Modou Lo du dóor coup perdu moo tax que dul dóor coup perdu nag am force de frappe na nga nekk un vrai encaisseur un vrai défensif attaquant da ngay défendre Modou Lo ak Ama coow li bari na lool des fois sama doom ji nga xam ne moom studio bi ma koy nuyu fii ñu ma dalalee tey di maas waaw di ko baax di doomu jee kase yaayam di ndaanaan fii am fi tur di sunu yaay di doomu Aliou Mbaye papaam yal na ko yàlla xaare àjjana mu yar na ay njabootam maas mi dama koy sant di ko gërëm parce que dañ ne boo baaxee am téeméeri yaay boo baaxee am téeméeri doom téeméeri baay maas dama ko yaayam defe na ma séddee naa la maas moom sa jarbaat la ma woo rek maasama moom ti Abdoulaye mi tey di turandoo Abdoulaye sëñ Abdoulaye moom di wasilaam di léppam waaw muy xale boo xam ni xamul lu dul diine ak